macha allah defe naa am na solo lool ba tey imam bëggoon nañ xam lan mooy canu sëy ndax jamono boo xamante ni fii ci Sénégal ñu ngi gis yenn célébrité concurrence bi am ci li ñuy wax dot yi warugar yi maa la ëpp million am naa oto amoo lii ñu bëggoon xam déjà rek ci l'islam sëy can bi ñaata la. can ci l'islam amul amul àpp amul dayo amul plafond amul limite inférieure déggoo la rek déggoo la kon jullit suñ ko xamee noonu rek féex nañu islam dafa féex de bu ñu ko delloo ci téere yi ak yax yi day leen li ci des nag ay pratique sociale la yoo xam ni jaayante cër ak loolu du fi jóg ba àdduna ji tukki parce que nit moo mel noonu alhaakumut takaasur la alquran wax ne di ngeen gënalante toujours plus maa ëppale loolu ci nit la nekk du rek Sénégal waaw xoolal sunu maam Adama lan moo ko tarxiisloo ak sunu maam Hawa ci aljanna bëgg lu ëpp cër bi ko yàlla joxoon rek bu lekk garab gi mu ne dinaa ci mos kon loolu ci nit la nekk dafa am société bu nekk ak nu muy feeñee boo demee tey Europe ñoom jaayante cër am na nu mu fay feeñee Sénégal tam na muy feeñee ci jigéen ñi ak ci góor ñi bu dee ci góor ñi la ñun góor ñi nu muy feeñee waa ji moo fi ëpp xam-xam dafa am ndombo tànk il a le pouvoir ak mel bu dee jigéen bi boo xoolee ni mu mel ak alalam ak taaram ak nangam kon yooyu affaire doomu aadama la mais kon yéen sa salam maye na jigéen ci ku jàng alquran waa ji jàng alquran mu ne ko loo mokkal waa ji tari mu maye ci jabar ah mais tamit waxuñu ne force nga joxe nangam waaw il faut nga joxe lu symbolique luy wane ni can la parce que day protéger jigéen bi xam nga can lan la du affaire u alal can xam nga lan la day protéger moralement jigéen bi c'est-à-dire que dañ lay wan ni jot ci jigéen warul yomb il faut nga joxe dara lu koy wan ni ci turu diine lay sëy ak yow mais du ma la fooyee du ma la caaxaane loolu moo tax mun lu mu tuuti tuuti yéen ne ko yoroo dara mu ne ko mokkal nga dara ci alxuraan mu ne ko taril fekk ndaw si nangu na kon du ñu asaalaw jigéen ñi ci turu rek sëy dafa baax il faut nga joxe con obligation lu mu tuuti tuuti wala sax islam permettre ko nga joxe tuuti après mottali comme ça toujours nga xam ne rek lii du lu woyof léegi nag kon jigéen bu nekk am na droit ñu jox ko 10 millions ay auto et cetera mais l'essentiel yàlla na fekk ka koy jox loolu leew ko te du la jox ba pare ñu tëj ko après parce que fekkee da nga koo bëgg yaakaar naa fekkee da ngaa bëgg waa ji doo ko ne man jar naa lu ne nag ma jox après ñu tëj la wala nit ñi jéppi la kon loolu mooy question bi léegi nag nu mu tuddati wanante man jox nañ ma 10 millions et cetera loolu question d'éducation la rek te nag du ci affaire u can kon ñu la ko waxee dëkk bi fi nekk Sénégal moom wanewu gis nañ fi da ngay gis koo xam ne au lieu nga dem dimbali nit ñi nga dem ba télé ne joxe naa tant de millions kooku di wax loolu am na ouvrier yu mu fayagul kooku di baatare fële xaalis bi am na ouvrier yu mu fayagul am na bor yu mu fayagul mais dafa bëgg a wane boppam loolu mënoo ci dara nit moo mel noonu tey ji États-Unis am na benn waay boo xam ne moom nee na mars rek la bëgg a dem day romb nit ñi dee xiif ci mbedd mi mais moom lay moo ko yitteel te alalam la mënoo ko forcer ne ko jox ko ñi état bay war a organiser donc loolu du fi mës a jóg te même ci cosaan amoon na fi même bu njëkk ba même ñun bu ñu nekkee xale da nga doon xool ne jigéen ñi bokk ñoon ay can ak ay kii wërsëg yi tolloowul góor ñi tolloowuñu wërsëg góor gu am wërsëg bu bëri di takk jabar jox ko ci lu bëri lu ci nekk bu ko kenn añaane ndaw soosu jigéen bi tam bul añaane sa moroomu jigéen ci ne can bi ñu ko jox ba nga ne kii day dara man 200 000 rek lañ ma jox pourtant gënuma mais waaw mais bu ko añaane 5 millions bi ñu ko jox parce que ki ko jox yéene na ko wala mën naa am yow ki la jox 200 000 loolu rek la amoon wala que tamit leneen donc loolu bu kenn comparé ak kenn mais li dagan moom nañ ko xam mooy li ma la wax can amul minimum amul maximum dégg nga yàlla na ki koy joxe mu nekk lu ko lew mu jox la ko ci xol bu sedd te fekk njabaroo ko ba mu jox la ko attention de fekkee da ngaa dem nag ci njabarkat yi ba ñu dindi xelam ba loo ko ne jox ma mu jox la ñu naan la sa woddaayu ndey xaw ma nu ñu koy waxatee encore mérité nga lu ne ci góor léegi nga dem ci waa ji mu ne la jox ma turam ak am benn kawaram yooyu comme ça loo ko laaj mu jox la bu dee loolu loo ci lekk xaram na mais bu dee lu mu la jox ci teeyu bakkanam te mu lew ko dagan na la kenn warula ci ñaane yow tamit ngistal aram na même muy can muy leneen voilà kon nag léegi man li may wax sénégalais yi rek mooy na ku nekk xam sa bopp nga xam sa l'islam te it li gën a am solo mooy du can bi nu mu toll mais waa ji nga nar a séqanteel un projet de vie conjugale est-ce que déggoo ngeen ci diine déggoon ngeen ci ngeen war a dundee ci l'islam
ak seeni waa kër bu ñu nar a jaxasoo ak su ngeen amee doom nu ngeen leen yare loolu moo gën a am solo que can boo xam ni moom c'est relatif et que ba àdduna di tukki kenn du ko mës a mën a régler même ñun suñu jàkka yi fi dañ naan la par exemple joxeel 20 000 ñi naan 30 000 ñi naan 5 000 loolu mooy mosquée bi li mu fixé mais après sur le plan traditionnel waa kër ga ñoo koy kër gu nekk moo xam ne muy tojee waxtaan ba juboo la rek waxtaan ba juboo donc loolu bu ko fi kenn jéem a dindi kuy ngistal nga bàyyi ko ngistalam ku joxe lu mu mënul la ko ca fecc dana ko ci fekk mais bu kenn tere kenn joxe lu mu bëgg a joxe wala def loo organiser mariage am ni mu ko bëggee am na solo lool defe naa war nañ ci bàyyi xel tamit jàppale ñi nga xamante ni rek ci secteur informel bi la ñu bokk ba tey imam ban gis-gis nga am ci problème bi am foofu ca Wakaam ancien militaires yi dëkk foofu ca Terme Sud ñu génn leen bu yàggul dara ci seeni kër ñoom jàpp nañ ni rek état waroon na leen taxaw wala jaay leen kër yi jaay leen terrain yi bu fekkee ni daf koy séddee ñeneen ñoom ñu ngi fa dëkk ay ati at. gis nga man am na loo xam ne souvent dama koy faral di fàttali man je suis pas un opposant je suis pas un activiste opposant loolu li ma ci jublu mooy que ni toutes les questions du pays m'intéressent mais je suis pas quelqu'un qui lutte contre le pouvoir xam nga loolu parti politique yi nga xam ne dañuy lutter contre le pouvoir c'est normal ils sont en compétition politique c'est normal pour man nag activiste par définition warul nekk koo xam ne day lutter contre le pouvoir mais il lutte pour l'intérêt public su ko defee lépp loo xam ne jàpp na ni day menacer intérêt public fu mu mën a jóge da ko war a dénoncer lépp loo xam ne baax na pour l'intérêt public da ko war a appuyer ma yenn activistes yi na nga seetlu lépp loo xam ne rek ci pouvoir bi la jógee la ñuy xeex ba sax bu nekkee lu baax dañ koy xeex parce que ils deviennent sans peut-être ñu rendre ci compte ils deviennent des activistes opposants alors que des fois par exemple état bi posé ay actes yoo xam ni bu fekkee activiste nga comme man li may jéem a doon da nga war a appuyer loolu même bu fekkee état bi la jëlal sama cas par exemple tey état bi li muy wax en plus en tant que man imam état bi par exemple li muy wax naan mendicité au niveau des daara dañ ko war a xeex damay appuyer état bi ci principe bi mais du ma ne non état bi xamuñ dara mënuñ fi régler dara et cetera parce que dama bëgg a opposé wu ci ñoom et cetera donc xam nga am na activités yoo xam ne ñoom noonu la c'est-à-dire opposition par rapport à toute mesure venant de l'état man gëmuma loolu gëmuma ni état bi lu bon rek lay def gëmuma ni ay nit ñu bon ñuy yàq rek ñoo nekk ci état bi voilà kon foofu il faut que nit ñi xamee ma loolu aussi ci côté boobu su ko defee moo loolu ñàkk xam loolu moo tax léeg-léeg mën naa appuyer benn mesure venant de l'état ñu daal ne gis nga dañ koy waaj a jënd temps yi gars yi waxtaan nañ ak moom waaw mooy ñi comprendre loolu léegi nag su ma dalee ci benn mesure état bi ñu ne ah vrai imam a ngi nii voilà parce que rek attaqué na pouvoir bi man du ma doxalee noonu donc intérêt public donc lu jëm tamit ci affaire loolu xew Wakaam ñaawlu naa defin bi xam nga lu tax parce que Sénégal war na dépasser ñuy génne ay njaboot ci mbedd ay xaaju guddeeg ay jooy ak ay police ñëw taxaw war nañ ko dépasser dëkk yu civilisé duñu defee noonu mais nag en même temps aussi dama jàpp ne dëkk itam dafa war am yoon bu ñuy respecté citoyen bu nekk war nga xam sa droit xam sa devoir donc fi nga xam ni tey waratoo fa dëkk pour telle ou telle raison bul xaar ñu ñëw di génnee sa njaboot ci biti nga jàpp ne boo jooyee et cetera day tax nit ñi daal ne am nga dëgg kon yërëm naa leen trop am naa ñeewental ci ay njaboot yu génn ci anam yooyu mais en même temps tamit bi ma dégloo aussi déclaration armée bi ak ñeneen ak ñeneen ñooñ tam mënu ma jàpp ne ay tooñkat lañu rek ak bëgg a toroxal ay nit kon problème bi détail yëpp xaw ma ko mais quand même je suis pour que un pays ça doit être organisé ku nekk tam ni nga bëggee say droit ñu la koy jox nga respecter say devoir fi nga war a dëkk war nga xam est-ce que yaa am nga fa këyit war nga xam ñaata at nga fa dëkk su fekkee dëkkoo fa moomoo ko te ñi ko moom ñëw ne la léegi da ngay dem da nga war a discuter ak ñoom parce que comme moomoo ko ñu may la temps nga dem suñ la mayee temps tamit doo toog jàpp sa noflaay ne kenn du ma fi jëlee loolu tam xam nga day am ci réew mi da ngay gis ñoo xam ne dañuy fekk nekk foo xam ne du seen bërëb ñu ne leen léegi da ngeen war a dem et cetera may leen 1 an 2 ans ñu ne non ah gars yi du ñu fi fekk wala ñii wax naan dañuy tabax par guddi jékki-jékki des ko ñëw toj parce que dañu jàppoon ne suñu demee ba tabax kenn du ci mun dara donte woon sax man yenn saa yi ñu toj ñoo xam ni xëy na ay baadoolo lañ bañ a toj ñoo xam ni ay kilifa lañ wala ay doomu kilifa loolu dama koy contre bien sûr mais quand même dëkk dañ ko war a organiser du fu nekk ngay dëkk nu mu la neexee du fu nekk tamit nga am droit toog fa nu mu la neexee et cetera kon côté boobu noonu dama gis ne ña fa nekkoon ñoom war nañ xam est-ce que en un moment donné waroon nañ jël seen disposition pour dem parce que même man mii dama naan man ñaanuma yàlla ma nekk ak sama njaboot fenn ñu may génnee xaaju guddi ak sama njaboot dinaa teel a jël samay disposition loolu tamit il faut faire attention bon armée bi tam bu fekkee ñoo ko moom c'est leur droit ñu ñëw li ma dégg ñoom ñu wax tamit jàpp ma ni jóg pour toroxal ay nit ak tooñ moo leen fa yóbbu
am nañ seen i këyit def nañ seen i communiqué yoo xam ni mënuma jàpp ne ay caaxaan la kon mais daal li gën a am solo mooy yëpp daal na nekk lu ñu waxtaane na nekk lu ànd ak war ñu rafetal ko daal nekkam ñoom entre militaire la en waaw plus. voilà mu ngoog te ku nekk tamit nga yem fi nga war a yem mais bul jéem a xëcc lu dul sa droit sa devoir tam def ko donc c'est extrêmement important souvent damay waxtaan yi saay ak ay nit ma ne leen bëri na lu yàqu ci réew mi fii ñaar moo ko indi benn waaye ne ma imam coow li ci dëkk bi yëpp ne ma ne ko ñaar lay doon en général mu ne ma lan ma ne ku bëgg a jéggi fi mu war a yem fii nga war a yem nga bëgg a jéggi koo ba xam ku bëgg a jël àqu jàmbur coow doo fi dégg waaw ci kër gi ci quartier ba ci présidence ñaar yooyu lay doon kon nag j'appelle les gens aussi à ce que qu'on soit exemplaire et que les gens aussi respectent le droit d'autrui comme on veut qu'on respecte le droit parce que yow tey jii ni ngay bañee tey nit dab la léegi jël sa caméra yow tamit noonu bul yónni benn xale tamit mu yàq caméra jàmbur et cetera donc na ku nekk respecter aussi tes droits et tes devoirs soo amee yoo xam ni nag dañ ko war a waxtaanee ñu waxtaanee ko dans un débat citoyen où chacun peut prendre la parole mais aussi dans le respect d'un pays organisé. Un pays doit être organisé et doit être régi par une loi. C'est important. Sinon ça va être le chaos ñi ëpp pexe ak doole ak xaalis ñooy def leen neex. ban gis-gis nga am ci coowal audio bi am fan yi ci réew mi Ousmane Sonko ak nguur gi coow li bëri na génn def déclaration jamono boo xamante ni askanu Sénégal ñi ngi doon xaar leneen si ñoom ñi ñu jiite ndax ñenn ñi ba tey ñu ngi dëkk ci ndox bi ñeneen ñi aussi ñu ngi am yeneen difficulté yoo xamante ni quotidiennement dañ koy dund imam noo ban jàngat nga am ci loolu. bon xam nga loolu affaire audio boobu xeex politique la. ñoom dañoo soxla loolu parce que dañuy xeexante et que quand même bul fàtte ni ñu ngi jëm ci vers des élections locales ah au moins locales yi moom xam naa ni ñu ngi koy préparer pour organiser ko présidentielle bi affaire troisième mandat bi ñu ngi ko cuq-cuqe pour seet est-ce que nu ñu koy def mais donc fi mu nekk ni ku nekk yaa ngi jéem a loolu compétition politique la yaa ngi jéem a wàññi doole ki nga xam ni jàpp nga ni sa adversaire la yàq deram pour nit ñi bañ koo wóolu loolu ñoom dañ koy def dañ ko may seen bopp mais ku mel ne man nga xam ne damay bàyyi xel damay jéem a bàyyi xel les valeurs religieuses les valeurs éthiques jàpp ma ne am naa sañ-sañ ci wax lu ma neex ci deru nit pour rek nit ñi xeeb ko ñoom nag dañ koy defante moo tax ku nekk danaa la def lii danaa la génneel benn audio daaw mësoon nga fi wax lii loolu affaire yu yàqante der la pour man nag yëfu cuune la parce que li Sénégal soxla tey mooy les grands dossiers de justice de gouvernance effet de développement yooyu question yooyu pour man léegi parti politique yi presque waxatuñ ci waaw donc c'est vraiment dommage maintenant affaire audio boobu li ko indi mooy jàppante même entre Sonko ak Mansour Faye léegi Sonko wax ko ni yow tu es incompétent gestion xaalis bi ci affaire Covid bi da nga ko war a leeral kooku tamit ne xaaral ma seet man tam nu may yàqee deram man nag am na lu ma xaw a tiital mooy que de plus en plus léegi da ngay gis ne homme politique yi kenn dootu ci wax sax man damaa jub wala maa ngi jéem a jub mais quelque part man gaa taq naa mais kii tam tanew ma. waaw ñoom ñëpp ñoo bokk loolu moom njaaxum la ci réew. waaw man gaa këlinu ma mais nag gaañ bi da leen di nax de taxu koo këlin de d'accord man gaa tanewu ma kenn mais nag dinaa wane ni kii tam tanewu ma mais loolu c'est triste ah c'est triste te loolu laay gis nii parce que boo xoolee par exemple ñoom Mansour Faye et cetera kaay wuy of naag du ma ñëw parce que naa et cetera mais kii di wax ay naa dem leeral affaire bi mais moom ci boppam mën naa leen wan ni affaire am dara leeru ci ah léegi kon dëkk bi ñeneen ñoo ko war a yore ñoo xam ne daal ñoo tànnante tuuti ci affaire yu ñàkk leer quoi ñàkk clean donc ça me fait peur bon beneen affaire bi kooku combat politique la ñoom ñoo ko war a mën a seen biir mais y a quand même quelque chose qui beneen affaire bi ma gêné tuuti aussi mooy que mais loo xam ni la concerné wul bi Sonko duggee ci politique c'est avant que muy am parti politique. avant muy engagé wu. voilà première chose deuxième chose affaire boobu ñuy wax c'était personnel entre Sonko ba mu nekkee xaw ma syndicat ak xaw ma Tahibou Sarr ak xaw ma nangam donc gisuma tellement importance su génnee loolu parce que objectif yi mooy yàq deru Sonko c'est-à-dire wane ni day jéem a daañu dafa jub te alors que laba yi ngi def yëpp nii
fan yii gis naa keneen ku génn aussi di wax ne maag moom joxoon nañu benn terrain xaw ma ci ginnaaw hangar bi na loolu yëpp kon ci objectif boobu la. mooy xawante sutura bi daal. voilà xawante sutura mais objectif politique bi mooy lan mooy kii bañ a crédible c'est-à-dire que kii su ngeen ko votelee daf leen di nax rek li muy wax yëpp gëmu ci dara. ñun gaa mooy li ma wax ñun gaa tanewuñ kenn waaye moom tam bu mu leen naxee ni ñun on est corrompu nangam dañuy mag wi alors que moom tam ci yooyu la nekk. Sénégal war na dépasser boobu discours et que ñu gën a discuter ci les questions publiques yi nga xam ni moo gën a intéresser la masse des populations mais ay waxu suuf yooyu loolu du ñàkk ci diggante nit ñi ak réew yi. Man mi tey ji am na loo xam ni mën nga ñëw toog ma wax kook yow keneen ñëw toog ma wax ak moom leneen la et cetera mais tant que pour man amul impact sur les questions publiques pour man dama koy teg fële waxu privé la. Donc su fekkoon dañ ma ni nag Sonko dafa mës a ñëw taxaw daal ne nañ ko may nangam ci alalu réew mi te amu ci droit boo ma ne kon effectivement lii c'est grave mais bon affaire boobu nga xam ni kenn xamul sax exactement nu mu demee woon ak tamit loo xam ni la duggagul woon ci politique. Je crois que loolu ñiy xeex ci politique ñoom dañuy defante yooyu ak tamit bon ki la woo téléphone wax ak yow nga génne loolu jox ko keneen xam nga loolu tam rafetul parce que yow la waxanteel mais comme ni ma la ko waxee rek ci affaire xeex politique ñoom gis nga tamit yaa xam bi ñu jox affaire bi yoonam newu ci mais comme day défendre partem mu jël affaire bi affaire ñeneen saaga nañ fi ñu génne fi ay ku nekk lu neex nga génne lu neex nga nëbb gisoo gars yi suñ ma kiiwul ma wax mais chaque fois su ma déggee mën a cëy réew mi ah suñ ma bàyyiwul ma wax. waaw ça veut dire que maa gars yi ñoo bokkoon caaxaan mais léegi comme dañ ma bëgg a génne ci gâteau bi dama leen di dénoncer kon yow yaa ngi ca woon loolu moo ma tiital ci réew mi tuuti quoi. macha allah am na solo lool Imaam ñu bàyyi la nga joxe sa mot de la fin. sama mot de la fin mooy di la sant di la gërëm di leen encourager kii li ngeen def nii pour man am na solo trop. am na solo trop parce que lu tax day yaatal waxtaan bi. ak penc mi gën a mën a jëriñoo parce que xoolal am na ay temps Sénégal fii ay benn télé moo fi am te benn télé boobu boo jubawul ak nguur gi doo fa wax kon nag léegi lii am na solo fi mu nekk nii ay borom xam-xam yu bëri yoo xam ne kenn mosu leen a xam tey yii yéen a ngi dem ba ci ñoom ñuy wax ay problèmes yoo xam ne dafa concerné Sénégal yëpp ngeen ñëw si ñoom ñu wax pour man kon li ngeen nekk nii vraiment c'est extrêmement important ci paysage médiatique bi donc man li ma leen di wax rek mooy ngeen gën professionnel rek gën leen toujours def liggéey bu ayib mucc ayib bu jaar yoon ngeen jox nit ñi ay information ay xalaat yoo xam ni nit ñi mën nañ ci defaroo je vous encourage. macha allah am na solo lool ñu koy jaajëfal bu baax ci interview bi mu ñu accordé moom Imam Konté malgré emploi du temps bu chargé di leen jaajëfal bu baax yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi doon suivre à travers Dakar Buzz TV mënuma leen tàggu te duma remercier équipe technique bi ma àndal Amadou Amza Malick merci de nous avoir suivi di leen jox dig daje très bientôt.